sànq observé ko ñëpp dañu ne am na loo fi waxoon tey ñu gis li xew ci biir Yewwi Askan Wi loo am envie wax nii ci bi ngay topp yëf yi di ko xoolal nangam loo am envie wax nii. mais Pape may ma 2 secondes parce que dama dégg ci benn annonce. oui ñu ne Buur Kano dafay ñëw. doon ganu. Maolana Cheikh. Mahi Niass dama ko bëggoon tëjee nekk nganu nekk nganu xam nga yow ci kër ga nga bokk. donc yéen ñaar. ku ne xam na ne xibaar. Pape Cissé sa agenda ak sa journal yëpp mooy wane Cheikh Ahmed Tidiane Cheikh Mamour. Cheikh Ousmane a ngi ci njaboot gi. ñun ñu ne ci donc ma koy fësal parce que Cheikh Baba Lamine suñu waajur la mais dafa ne ngan gu mag. ma ne le 15 suba dafa am date bu historique. muy war a dalal loolu ci diplomatie. macha allah ak loolu aussi tamit ci diplomatie religieuse. ak ci tourisme religieuse mooy li ñu fi daan faral di wax. beneen bi mooy ziaru daara ji. effectivement. mu ngi am Tiwaawan suba. tombe daara tumuranke te ku xam Serigne Mansour Sy xam ne dañ ko jagleel woon borom daara ji ñi mu jàngal di fa daje te daara ji ba fi may wax ak yow ni amuñu cadre juridique dugaluñ leen ci éducation nationale boolewuñ leen ci budget yi amul fenn fu leen yóbbu leen non Pamat boo ko jëlee jox ko Mbodj Diouf boo xam ne maa ngi moom ñoo àndoon campagne yi ñu joxe ko réew mooy da ngaa tooñ daara ji waxuma Mbodj Diouf aayul de ndax ku am xam-xam la ku am management la waaye boo ko yóbbee ci domaine ya mu jàng mais pour tuutal daara laa jàppee ni moo tax ñu jël Pamat jox ko Mbodj Diouf parce que te pourtant li waraloon déclic bi lu métti la ci réew mi mooy taalibe yi ñàkkoon seen bakkan ca Médina ca Médina donc moo tax bi loolu amee ma gis Tiwaawoon suba kon occasion yooyu bu amee tamit maa ngi woo suma mbokk yi ñiy dalal kilifa yi occasion yi nañ ci joxe plaidoyer yi bu daara ci nañ ci joxe li xew ci nañu wax profito donc ma ciy woo ñëpp ñu bàyyi xel ci ziar boobu beneen bi ci topp nag mooy le 27 ngan gi ngan gi dañoo am programme à Dakar ñëwul sëñ Muntaxa nañ ci bàyyi xel. ñetti fan yooyu. am na solo moo tax loolu la ñu doon ibbee ziar sëñ Muntaxa ziar sëñ Moussa Nawel ziar soxna Fatou Sy Dabakh Cheikh Baba Lamine ak le cardinal de l'église. li nga wax. waaw ci Yewwi Askan Wi. waaw xam nga man bi ñuy paree élection locale yow yaa njëkk a dalal. waaw fii. waaw ma ne la Yewwi Askan Wi dañu yeew askan wi yeew leen Macky Sall boole ñu yeew. lu wér nga ñëw moom laa la wax fii ne la. gars yi faluñu dañu faj mer xam nga moom laa la wax ne la élection locale yi jàll faluñu dañu faj mer parce que mooy prolongation wu colère bi amoon ci mois de mars crise économique sociale moo amoon et environnementale moo tax bi affaire boobu jàllee dama ne l'existence de cette institution dañ ko waroon dissoudre. ban institution. xam nga crise bi dama ko tuddee crise économique sociale et environnementale parce que environnement bi dafa yëngu keroog crise sociale am nit ñi génn dawuñu ci institution yi ci bitig yi la ñu dem mu nekk benn crise économique ñu am ay sociétés yu ñu dem song ñu dem ba benn ay ndaw dee ñu dem ba benn instant ma ne la lii xew nii dañu waroon dissoudre toutes les instances yoo xam ni dafay wax ci économie day wax ci social parce que rapport yooyu comme conseil économique social et environnemental ma ne parce que rapport yooyu di nekkoon foofu d'ici des décennies bu ñu mënul woon déceler nii fii la Sénégal tolloon ci ay ndaw yu jàngatul ay ndaw yu ñu abrutir ay ndaw yu amatul fu ñu dëkk amatul fu ñu lekk après Covid bi ba coow bi am ñu rax ci justement parce que ay avis lay émettre di ko jox ay avis lay émettre te foofu dañu wax ni tous les experts dañu wax experts yëpp ba ci Birahim Seck forum civil ma nga fa Oustaz Alioune Sall ma nga fa banquiers yi ña nga fa donc ñooñu noonu ñu ne ñooy experts yi ci secteur bu ne dañ leen fay jël nga xam ne ca Galenka lañ ko créé woon mu ne Mamba Girassi yore ko ñoom Maguette Lo yore ko mu nekkoon outil bu am solo foofu lañ doon jëlee les réflexions et les avis pour que ministères yi mën a doxal seen mbir donc c'est là ne il faut que retour développement social ñëw il faut que ñu démettre ministère de la famille il faut que ñu démettre ministère de la jeunesse il faut que aussi ñu tas cette institution recomposer waat ko parce que seen échec moo indi li ma ne échec boobu moo indi loolu nag bi mu amee bi président dalalee mag yi religieux yi mooy nitu daara yi ñu sàggane jóg dox ci ba tegaat république bi ci place am donc bi mu amaatee nit ñi dañoo garder seen colère boobu ñu garder loolu moo jur Yewwi Askan Wi parce que leader yi incarné woon moment boobu combat bi ci loolu la ñu profité teg Yewwi Askan Wi ma ne la kenn ku ci nekk ci Yewwi Askan Wi dañoo bëgg a capitaliser li ñu gagné foofu loolu moo taxoon nga gis des maires qui n'ont pas de bilan des maires yoo xam ne def nañu lu ne leng mais ba ñu demee Yewwi Askan Wi nit ñi xooluñu ñu fal
l'effet du suffrage direct c'est la ñëw ne la élection yi passé violence la woon institutionnalisée ay way Oumar Bongo lañ Ousseyn Bongo waa ji Bongo lañ doon teg ak ay ñafal yi amu ci lenn lu ci bi ñu paree ba gagné si laa ne la nag lii ñu yegg si bañ koy tàmbali Bougane Gueye dafa génn ne yëfu dëmm la waaw lii moo raw yëfi jinne lii ma gis waaw Abdoul Mbaye toog ne man biñ may envoyé message liggéey nañu lu ñuy liggéey ba pare waaye ci charte bi ba ñuy waaj a yéeg ñu ne dañ ko schéma Serigne Moustapha Sy suñu Serigne dem toog ci benn conférence attaqué président ba pare daane annoncé naa leen benn coalition muy PUR ñu dem ba ci biir Thierno Bocoum génn indexé Khalifa Sall indexé Ousmane Sonko indexé ñoom Barthélémy Diaz donc muy problème mu charte Soham Wardini sur les problèmes de charte ak recalé ak leneen mu nekkoon benn kii ñu teg ko si laa ne leen alliance boobu Boubacar Camara génn ne li tax coow li bari ñun ñu dem ak Démettre mooy alliance stratégique la et tactique c'est pas une alliance de gouvernance ni programmatique moo tax bi ñu demee dans ces élections si la ñu dem Yewwi nekk phénomène si la ñu dem rafler lépp bi ñu rafler nag pour gouverner ensemble nag ci séddoo poste yi ak ci séddoo maire yi fa la problème yi di tàmbale parce que yàgg nañu ci ay coalition parce que dafa ne Thierno Alassane Sall dafa ne depuis 2000 dañu war a évaluer les coalitions parce que day ma ne coalition yi ay escroquerie politique la. moom mi koy wax non xam nga dama wax ni coalition formation des coalitions xam nga moom ni muy wax nii moom mi koy wax muy coalition mais bi muy def coalition contre nature yi ak poli xam nga li tax mu am solo li tax mu wax loolu indexé loolu ak ni ñu tegee seen genre coalition yu mujj yi parce que dañ ci nekkoon gis nga ay coalition buñ koy teg ci ay élections législatives ci ay élections leneen wala ci ay élections maire ci ay élections présidentielles bu demee ba ñu war a gouverner argent public coalition yooyu yëpp lañ war a jàngataat parce que bi ñu tegee Ablaye Wade dañu pare mu ne leen man la ñu faluñu leen ñoom Bathily ak ñoom Moustapha Niasse man maay garant maa yor leneen ak leneen mu tas ñu dem ba ci biir avancé ba mu yàgg ñi jóge ci coalition boobu ñoo ñëw créé waat beneen coalition Benno Siggil Sénégal ñoo ñëw créé waat beneen coalition ànd ak Macky Sall ñooñu ñoo remonté waat yéeg mu tasaat ci seen biir Idrissa Seck ma newoon ca Wade Macky Sall ma newoon ci Wade ñu ñëw jël pouvoir ànd ak Macky Sall jël pouvoir bi ak gars yi fël loolu la Alassane Sall wax lu pertinent lu leer ne nañu. kon yow da nga jàpp ni amul benn changement amul benn rupture. coalition bi defaree coalition yi même ba ci Yewwi tamit. xam nga coalition yi laa la wax ne la faj mer la ak mer ngemb man maa toog fii toog ci foofu bu yefee ça 5 ans ne la faj mer ak mer ngemb moo nekk ci arène bi kenn ku nekk da nga am conflit personnel pour sa projet personnel benn homme d'affaires boo mere wala nga nekkoon ci administration bi nga mer nga génn nga créer parti mais amul kenn ku ci jóg am projet pour le Sénégal. léegi bu ñu dajee benn objectif la ñuy am benn alliance la ñuy am mooy tous contre ñi bañ jiw ñi nga xam ne ni waa ji dafa bloqué seen intérêt ñi nga xam ne dañu négocier ak waa ji àndul ñooñu ñooy dajee en général léegi bu ñu dajee en général benn programme rek la ñuy am mooy populisme nan la ñuy waxee ak ndaw ñi nan la ñuy déclarer pour que ñoom ñu jël colère askan wi yépp moo tax bi Yewwi ñëwee nag ma ne leen balaa ñuy yeewi li Abdourahmane Sow wax démb dañuy yee ba pare nit ñi xam fi ñu jëm ñu doog leen mën a yeewi mais boo yeewi ku yeewiwul da nga koo yeew mu yeew la. kon naxante la. léegi nag yeewoo boobu ñu yeewoon askan wi nag bi ñu ñëwee ba ci élection législative yi. askan wi ci seen wàllu bopp bi ñu paree ci élection locale yi ils ont vu des maires yu kenn xamul fu ñu jógee ils ont vu des maires sans profil ils ont vu les maires yi ni ñu séddooy postes yi ni ñu séddooy direction yi amul ay assises nationales amul appel candidature séddoo bi commencé ñu dem ci législative yi nag ñu ne non ñun ñëpp ku ci jàllul da ngay mucc. tey dañuy régler suñu problème ñii bëgg a nekk député ñii bëgg a récupérer député ñii bëgg a loolu moo indi seen problème alors que Yewwi man xamoon naa ne ni lu mu métti génnul 3 leaders yi parce que moom la Thierno Bocoum woon Khalifa Sall le PUR mooy Moussa Serigne Moustapha Sy représenté par Youm 4e 3e personne bi mooy Ousmane Sonko si laa ne le phénomène de Ousmane Sonko su demoon élection seul su demoon moom kase mën na am lu ëpp li mu yaakaar parce que am na ndaw yu adhéré ci discours am na ndaw yu adhéré ci waaye le fait que mu am agenda juridique du bëgg a def démarche solitaire. il est obligé mu nekk à l'interne. beneen bi si topp mooy dafa am lu ci feeñ. mooy ku tudd Déthié Fall. moment bi les gens commencent à l'accuser de tous les noms. gis nga moom nit nag man am na ñu bari ñu ma jaaral parcours bu ñu nekkee ci situation bi damay seede ci ñoom. parce que bi may nekk Thiès j'étais sous ses commandes. nekk commissaire politique dama toog bi mu inauguré partem ma ne ko Thiès de. gëwuma victoire amati fa parce que la machine électorale bi Déthié installé woon foofu ci rigueur ak transparence depuis mu coûté ci Idrissa Seck loolu dafa rare mais xew-xew bi am
su dee ni honneur pour des questions d'honneur moom mu nekk officier d'état de réserve ci armée bi nekk un polytechnicien ma fekk ko NMA muy liggéey nekk un homme du privé dëcc am li mu am yëpp avant mu yegg si fii ñëpp xam ko ci Ndar bu dee da ngaa toog ak ay politique nekk seen mandataire indi sa expertise yor machine électorale bi mu dem ba lii am bruit am boo noppee da ngay complice donc lii ma wax nii ni seedeel ko ci njub ni ma ko seedalee ci mbaax ni ma ko seedalee ci polytechnicien ak bëgg réew mi mais bu dee dafa am nga ne mandataire international nga ci lii xew il faut mu génn wax ak sénégalais yi parce que question d'honneur la déedéet non dafa wax na non dafa génn bi mu génnee daf ne mooy mandataire national moom ak Saliou Sarr tey journaliste bi nga xam ne ni ñëpp xam nañ ni journaliste su Yewwi la journaliste politicien mooy Pape Alé Niang dafa wax lu leer nañ ne Déthié Fall moo doon mandataire bi mais ku tudd Saliou Sarr la fa bàyyi mu changé yëf yi Barthélemy génn ne Déthié nee na dugaluma lii nit ñi génn commencé yàq deru Déthié alors que Déthié opération électorale ci njub ak transparence am lañ ko jox léegi c'est à Déthié Fall de sortir et de parler aux Sénégalais parce que bu noppee cela veut dire que ni moom ak politiciens yooyu ñoo bokk li ñu doon def. D'accord. Parce que raison pour laquelle je l'interpelle et j'aimerais à ce que mu génn wax les Sénégalais lépp lu ci ne parce que kuy aspirer di diriger Sénégal waruñu laa nangu nga toog di accuser lu mel ni DGE wala ngay accuser les institutions yi nga xam ne ni ëllëg yaa koy diriger. D'accord. Muy Déthié Fall muy Ousmane Sonko muy Khalifa Sall képp ku génnul seetal sa bopp ñu bàyyi DGE bii ñu bëgg tuumaan nga xam ne Tanor Tendiela Fall rang bi mu yore ci ak organiser élection yi buñ ci naree ternir image am des leaders de l'opposition qui aspirent à devenir président en commençant par Déthié nañu génn setal seen bopp quitte à ce que ñu assumer seen erreur mais bàyyi l'administration bi ñuy jiiñ ak bi ñuy tuumal